ngeen jëf salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ni ñu leen daan nuyoo saa su ne fii ci Sénégal Buzz 221 waaye tey ñu ànd ak Juma Info ak fi nga xamante ni tey yaakaar naa ñëw fii ci Parcelles Assainies bu ñu nee Parcelles Assainies nag ay champion bëri nañu fi ay ndaanaan bëri nañu fi waaye ñu certifié koo xamante ne àdduna xam nañ ko muy le grand champion le grand lutteur Balla Diouf nekkoon doomu écurie Fass nekk tey du nga xamante ne mooy doomu Parcelles waaye ba tey doomu écurie Fass dañu koy bàyyi rek mbokk yi mu nuyoo ak ñi nga xamante ne mooy mbokki internet Sénégal Buzz 221 Balla ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di wax asalaamaaleykum waa Sénégal di wax asalaamaaleykum waa Sénégal Buzz ak ñu leen di suivre partout dans le monde di kontaan trop te ci daje bii ñu daje nekk na lu ma neex waaj nañ ko lu yàgg tey la ko yàlla sottil donc di ñaan rek wax fi lu am njëriñ ndax wax yombul suñu yéene mooy wax lu am njëriñ wax luy defar donc nag bu ko weesoo nuyu waa Parcelles ñëpp fii ñu toog nii ñu ngi nii Kesku Soo gars yi ngi nii toog rituel bi nii lay demee chaque matin retrouvaille la moo lay wan ni jàmm rek am solo te sa jàmm am na fi yàlla na fi jàmm sax. yàlla na fi jàmm sax comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee noonu lañu fi fekkee jàmm ji ba taxit dañ leen di ñaanal saa su ne suñu borom di leen di jàmmal waaye laataa ñuy door li nga xamante ni tey moo di suñu waxtaan dañuy ñëw ci li nga xamante ne yaakaar naa ni mooy actualité kuy door ku ne ci ngay door muy la Covid 19 ban message ak sensibilisation la ci Balla di def. waaw message bi ñu ciy def mooy bi si ñëpp def rek di ñaan yàlla déjà mbas mi nga xam ne moo fi nekk ba jaaxal ñëpp jaaxal àdduna bi. jóge fi ba doomu aadama yëpp delluwaat seeni possibilité di ñaan yàlla doomu aadama yi surtout Sénégal na nit ñi jël lii au sérieux parce que loo xam ne da ngay xeex ak moom te gisoo ko te bu la jàppee doo ko xam te bu lay daan doo ko yëg foog nga koy sóor donc di wax ne ni ñëpp di takk masque yi di raxas loxo yi et éviter yenn contact yi ak yenn endroit yi donc comme kilifa yi loolu lañ digle te ñoom ñoo gën a xam porter feebar bi donc ñun nañ moytu rek population bi nañu moytu gën a moytu waaw. population bi nañu gën a moytu yaakaar naa ne mbokk yi loolee message bu am solo la boo xamante ne dinañ ci mën a jàng mën cee sensibiliser ñi nga xamante ni yaakaar naa ay mbokk mbërëm lañu rawatina ñi nga xamante ne ñoo nekk ci làmb ndax le grand champion la ñu toogal tey bu joxee message bi rek dañu ciy kontaan bu baax a baax di ko rafetlu ndax lu mel ni lañ doon xaar ci moom tey bu ñu génnee ci sensibilisation bi ñu ñëw ci Balla Diouf ak làmb. waaw Balla Diouf ak làmb yaatu na parce que ku xam Balla Diouf ci làmb nga ko xamee. ku bëgg Balla Diouf ci làmb nga ko bëggee ku jox cër Balla Diouf ci làmb moo tax nga jox ko cër kon Balla ak làmb moom sorewul Balla la làmb la. Balla la làmb la comme ni nga ko waxee Balla nekk un champion boo xamante ni mën nañ ni def nañ 26 combats xam nga 25 combats. def naa 25 combats 26 def naa 26 waaw 18 victoires 7 défaites. carrière boobu nan la ko Balla dundee ci làmb. waaw carrière la boo xam ne yombul. carrière la boo xam ne bañ koy départ mun naa wax ne amuñu woon ambition nekk champion wala ambition wu dem di bëri ay millions parce que boobu leewul nekkul woon suñu ambition ñun mbapat yi daal ñun ku të lañ daa bañ en fait ñun suñu défi mooy ku të dañ daa dégg ñu ne diw moo mun fenn dañuy fexe diw moomu ba daan ko ñun loolu moo doon suñu défi ay diw moo fi mën ku fi mën lañ doon bañ mbapat bu ñu mës a dem noonu la demee bëri mbapat di fàttaliku ndeysaan ñoom Tafa Gueye numéro 2 ñoom Djili franchement sunu xarit sunu grand Ouza mi nga xam ne ndeysaan kooku moom mbapat kenn du wax mbapat te doo wax Ouza ndeysaan ñu ànd bëri ndoo mbapat fu ne toj fu nekk nag donc ñun loolu sentiment de fierté yooyu ñu doon am bu ñu doo tojee mbapat loolu moo doon sunu paiement donc yàlla di dox nag wërsëg kenn du xam fi muy jógee yàlla xiir ñu ci dem ba dugg ci bëre dóor bañ ciy dugg sax mooy li ma la wax rek esprit guerrier bi rek am victoire jaraloon na ma am xaalis man victoire moo ma gënaloon xaalis man victoire loom nu ma ko amee baax na après bu ma am dërëm kontaan naa donc ci lancé yooyu lañ doon dem yàlla nag dimbali ñu vraiment ñu dugg ci bëre dóor am ci carrière bu gaaw yàlla dimbali ñu ci ñu bëre 4e combat prouvé foofu jóge fa dem 3e combat prouvé foofu bëre 2e combat ba prouvé ñu tëgal ñu spécial parce que làmb bu njëkk
foog nga ramper ba amateurs yi xam la ñu door a nangu sa champion dëkkal la grand combat donc bu njëkk pour nga accéder grand combat wala pour nga bëri deuxième combat sax daawul yomb loolu moo waraloon mbër yi bu njëkk bëriwuñu woon parce que mbër yu bëri duñu am dañuy carrière ci petit combat ba jeexal duñu mën a am accéder wu dem bëri ji deuxième combat wala spécial parce que pour nga bëre grand combat bu njëkk foog nga génne spécial. nit ñi xam la nga liggéey ñun ñi ne kat spécial bi ku ci daan benn prochain combat am grand combat lay doon ñu xam ni kat kii fii ku fi daan prochain combat am grand combat lay doon mais léegi làmb ji bëri na mbër bëri goo xam ne da ngay jékki-jékki gis ay mbër doo leen xam sax ñuy bëri grand combat xamoo ñaata combat lañ bëri xamoo lu ñu def wala léegi ku bëri benn ñaari combat champion nga donc yooyu yëpp tamit àdduna mooy dox mais mun naa wax ne ñun sunu si passation bi ñu jaar ku fa jaar boo demee ba àgg ci kaw di nga mën a dëgër di nga mën a am loo yóbbaale di nga mën a am lu la téye di nga mën a am lu la téye ak loo yóbbaale yaakaar naa li téye Balla ci làmb nekkoon na message boo xamante ne à chaque fois dañuy faral di ko dégg nga koy wax parce que man damay faral di topp mbër à chaque fois dañuy dégg Balla ne Père Mbaye Gueye moo tax ma doon mbër waaw Mbaye Gueye moo tax ma doon mbër ni mu taxee ma doon mbër dama nekk xale donc doon football donc football ci laa mos a carrière donc jaar naa école football Aline Diop maa ñoom Souleymane Camara ñoo bokkoon benn poste di remplaçante donc ak ñoom yu booy Malick Mbalaxe jaar naa cadet Jaraaf ba junior Jaraaf takk capitaine junior Jaraaf donc ñëw na fii ñu nekk tamit football naa fi nawetaan muy Sancaan. et loolu lépp tey yow tegoo sa bët ci bu war a signé ji pro quoi mais lamb ji nga gisoon après. waaw lamb moom sirit la. sirit bi bu xasee ba yeewu jeex na loo jàpp da nga koy bàyyi. waaw mi ngi mel ni adolescent bu toll ci foo ci découvrir àdduna nga bëgg ko tëj. donc noonu la demee. waaw dina reyanteeg ñëpp. pour génn ci. voilà noonu la demee man nag yàlla def. fi ñu doon entraîné géeju kusum da doon am ay mbër yu fa daa bëri muy écurie Mermoz ñoo fa daa entraîné ñoom Forman Boy Kayre numéro 1 Khadim Ndiaye ñoom Kadde gi ay ñoom Forman ñoo fa nekkoon ay ñoom Mbaye Diouf Badandong Jalbandooy et cetera et cetera donc ñun chaque jour foofu lañ doon fubalee géeju kusum parce que fa lañ dëkk donc souvent nag dañ doon fubal amoon ay mbër yu ndaw ndawaan quoi su ma xool mbëri ndaw yi mais dama ay reetaan dafa ma doon jàpp quoi ma xoolal mbëri ndaw yi xoolal affaire yooyu ma ñëwee di leen tooñ ñu ma booy jógal fii man leen da nga mu mën a daan genre affaire yooyu ndeysaan ba benn jour bal bi dugg fa Khadim Ndiaye jàpp ko ñoo am fa accrochage nag am fa problème bu metti ma ne ko man leen yéen du ngeen jóge caare ñëw fii di jàpp suñu bal ñun fii lañ dëkk fii lañ juddoo fii la ñuy fubalee yéen ñu fi fekk mu ne woon day xooti suñu bal nag ñu créel ko foofu ma ne ko bés boo xootee bal bi dootoo fi ñëw mu naan booy bi kal la numéro 1 di xatraay booy bi kal la ma ne ko hey ba xool ma yaag sa ponkalaay ak sa doole boo ma tooñee dama lay rey ñu après ñu arrangé problème bi kërëb ba finalement saa yi ma ñëwee géej ñëw fa noonu tooñante xam nga comme Badandong ay ñoom Badandong Jalba ñoo fa nekkoon bëri gënoon ndaw ñoom laa doon défier ñuy bëree bon dama doon bëreek ñoom boobu xaw ma dara ci bëree wax dëgg yàlla boobu ndongo daara laa woon rek ñëw ñibbisi mais dëgëroon naa quand même ba ma ñëwee nag ñooñu laa doon défier pour ñu daanoon ma da daan metti léegi nag mujj gi plus en plus ma ñëw su ñuy bëree ba sonn daan ma léegi daan boobu ñu may daan damay bëgg a fay chaque jour nag may ñëw di ñëw ba mujj gi mënatuñ ma daan mujj gi ay ñoom Forman ñoom Khadim Ndiaye at sama tuutuwaay boobu parce que bëre du lenn intelligence en mouvement la donc bu fekkee ne yàlla may na la xel booy xalaat man ci loo ma daan dootoo ma ci daan te lu ma xas ba capté dugg na mun naa ko modifier defal ko ay application amplifier ko ba nga xam ne mun naa ci am ay aspects yu bëree bëri donc loolu la ma yàlla dimbalee sama esprit moo demee noonu ma gaaw a développé nag ci làmb xam nga après un moment donné 1 an 2 ans après écurie Mermoz ñu am fa problème musuma fa bëri nag ba may nekk Mermoz nag maa ngi bëri ci mbapat yi donc nag ba ñu amee problème ñoom Serigne Ndiaye at Mbaye Diouf di ñëw écurie Fass ci la ñu àndandoo ñëw écurie Fass donc Fass nag ma ñëw fa def fa 2 ans bi may ñëw Fass nag mun naa wax ni nit bu tuuti la matuma woon sa 65 kilos donc Fass nag période boobu mbëri ni ñu fa ñëwandoo dafa bëri entraînement doo am sax foo daw ndax mbër yu bëri Mbaye Gueye ñëw benn jour rek non dañuy wàññi mbëri non lii dafa bëri am na ñoo xam ne duñu mbër ñii boo leen xoolee ñii ku leen laal ñu damm ñu dee bu leen waaw léegi ñëw waaye yow ñu ne léegi dañuy tànn man suñuy njëkk a tànn seppi ma laa ma ñëw di wax ak Mbaye Gueye dàq ma demal yow doo mbër ku la xool yow fooy nekkee mbër affaire yooyu dàq bu garaaw
ma génn di jooy. waaw Alsaan Jaxate xam na li may wax. moo ma fekk ci buntu bi ne ma garaawul bu subaa nga ñëwaat bu subaa nga ñëwaat garaawul xam naa ne bëgg nga ko bu subaa nga ñëwaat. jooy bay xiixat ne paa bi buy génn may am ak moom problème. billaahi wóor na yàlla. noonu la laan demee ma kon ne di ñëw bu Mbaye Gueye ñëwee may làqatu entraînement su ma xamee ni day ñëw damay làqatu ci ginnaaw école yi. comprends nga wala ma dugg ci biir ful bi nga xam ne du ma gis. comprends nga. noonu 2 ans ma nekk contagukaayu écurie bi nag ku am combat dama lay contactal ba nga naaw. ku am combat ma ñëw jël combat bi yenn ko def ko sama yëfu ànd ak yow ci entraînement yi ànd ak yow ba combat ba jeex ma dem toog. yàlla di ma dimbali nag sama premier combat ma toog lu yàgg nag di laaj combat joxuñu ma combat ba benn jour. am benn tës la ñu waroon jox benn combat tës disponible lul woon. boo yi fa nekkoon sama génération ñëpp am combat maa fa sësoon. ñu jox ma combat bi xam naa ne joxu ñàkk pexe sax lañ ma ko joxoon ndax tuutiwaay bi mais yàlla xam ne combat boobu nag moo tax. combat bu ñëwatee écurie Fass petit combat man lañ ko daal préféré parce que voilà combat boobu Baboy Diouf laa doon bëreel mu nekk champion nekk écurie Pikine confirmé ba nit ñi xam ko man kenn xamaguma ma ñëw bëreeg moom xeex bu amul fenn bay saat bi jug taxaw Iba Mar xeex bëre bu méttee métti yàlla may ma ndam ci kawam yàlla dimbali ma may ma ndam ci kawam ñu commencé waat noonu affaire yi et cetera ba 10e combat aw ma defet ba bëre 2e combat bëre spécial ba bëre grand combat ba 7 grand combat ba 7 combat aw ma defet mun naa wax ne man samay defet yëpp dafa tegloo te sama fin de carrière la mun naa wax ne tout le long de sama carrière mun naa wax ne ci ay victoire rek laa doon toog donc sama fin de carrière laa tegle 5 défaites donc boole ko ci sama ñaari défaites yi ma amoon sama carrière loolu moo waral su may 7 défaites mais mënoon naa bëre ba bàyyi bëre peut-être su ma amoon encadrement ba ca war wala gunge wala toppatoo ba ca war wala suivi ba ca war xëy na tey kon mun naa bëre ba bàyyi bëre ay ñetti défaites laay am mais quand même je suis ravi ci sama carrière bu gàtt ci samay âge yu gàtt fu mu ne nii ba léegi sama âge yu bëre jeexagul mun naa bëre waat 4 ans mais ci samay âge depuis 3 ans 4 ans bàyyi naa bëri mais wax dëgg yàlla sant yàlla gàcce ngaalaama parce que tamit nit ki lépp da nga koy anticiper sa live donc anticiper sama carrière dem ba xam ni sama làmba jafe na dem ba xam ne ñi ma doon jàppale dañoo mujj doon samay adversaire ma dem ba xam ne làmb du ma fi nekk di xeex ak ñëpp parce que ñi may bëreel samay adversaire mënuñu ma jot samay adversaire ñi ma daa bëreel mënuñu ma jot ci mystique mënuñu ma jot ci dara mais la ma daa yàqal ci sama kër la nekkoon ba ma ko xamee nag ba dem ba xam loolu ma xam ni kat ñii dañ maa jiitu lu sore dina dem ba ñi koy jàppale doon ay adversaire am waaw fii Sénégal la peut-être bu ñu nekkoon yeneen dëkk du demee noonu mais fii Sénégal la sénégalais bi lay fekk nga toog yoroo dara mu yërëm la di la jóg di la gunge di la puus bés boo tàkkee kooku mooy njëkk a doon sa ennemi parce que daan ba mu yorulee fii laa ko daa dimbali léegi yor na léegi yor boobu nga yor rek même ñi nga xam ne sax daawoo séq ak ñoom dara ci àdduna yor boobu nga yor rek wala ñuy tudd sa tur fenn fii rek dafay am ñu muy déranger. mu mel ni kon déranger boobu noonu da ngay confirmer waat ci li nga ne woon Balla bi muy demal boppam bi nga demee ba nga xamante ni sa waa écurie wala sa waa kër dugal lañ sa loxo sa carrière si la say défaite commencé loolu kon da nga koy confirmer. mun naa wax ni sama carrière yëpp maa daa ngemb sama bopp. suma carrière yëpp suma petit combat ba grand combat yu ci bari maa daa ngemb sama bopp mais ba am nga àdduna booy évoluer dem ba toll ci yenn niveau yi. donc yoon la nga am encadrement yoon la nga xam ñi nga xam ne ñoo te Fass période boobu wax dëgg yàlla Moussa ñi ngi fa bëggoon ñu ñun ñëpp duñu jàppale. mais mbër bu amee encadrement bi ñëw dinañ am. ñoo ko war a jàppale voilà mais c'est que écurie Fass nu mu bindoo la du détail yëpp la ñu mën a wax mais écurie Fass nu mu bindoo la da ngay am encadrement bu baax am ñu nekk ci ginnaaw pour yàq wala am ñu nekk ci ginnaaw pour defar keneen pour yàq la yow donc yooyu noonu yëpp. dafa daa am mais c'était pas visible du looy gis du lu nit ñi di xam. ndax du cat googoo topp Fass ba mënuñoo am roi des arènes. waaw c'est que Fass le problème ñii di suul. le problème aane ko loolu la rek parce que day am bu kenn taxawee bëgg kii nekk mbër mi. kenn non kii mooy mbër mi. ku nekk am sa mbër di ko jàppale ci pet. or que dawaluñu intérêt général tey bu laay méng at ñeneen ak ñeneen yore Gris Bordeaux keneen ak keneen yor Papa Sow keneen ak keneen yor Balla Diouf. keneen ak keneen yor Ouza keneen ak keneen. waaw day metti rek.
day metti rek. te booloo bi du am. te booloo bi du am. parce que ku nekk da nga jàpp ni sa mbërëy mbër. donc genre détail yooyu bu cumulé pendant des années. at yeneen yoo xam ne sax mënuñu ko wax. souvent problème yu mel ni lay indi. mais nekkul loo xam ne lu ñu yéene écurie Fass la parce que ñun tey mun naa wax ne suñu miliwaar mooy écurie Fass. tey ñun bu ñu sañoon écurie Fass day jóg ci kaw. fu ñu koy dégg ci àdduna bi. ñun fu ñu taxaw dañuy fier parce que dañuy xam ne écurie Fass lañ jaar. élément écurie Fass lañ. donc mi ngi noonu daal doy na waar mais àdduna la lépp rek sant yàlla ah. sant yàlla bu ñu demee tey ba koy nettali mooy wan ni. sant yàlla tey ñu ngi nii toog nekk suñu yëfu bopp di gunge suñuy rak ba pare di dund làmb. ba pare di ci exprimer wu. en toute liberté. donc loolu rek sant yàlla la. tey aw ma sens interdit fu ma neex dem. fu ma neex dugg aw ma xaar ma yàlla at kenn. damay défendre samay idée lu ma xalaat dinaa ko wax. donc voilà xooluma ci xàjj at seen. luy dëgg nag man toujours maa ngi xool fu dëgg di nekk rek. ma fexe di fa taxaw. parce que alxaqi min alxaqi dëkk moo njëkk. mooy mujj donc di sant yàlla bu baax a baax. di ñaanal yàlla aussi suma rakk ji nga xam ne tey moo taxawal këru boppam. muy Papa Sow. Jàmbaar Wrestling Academy mu terminé carrière am en beauté. ba nga xam ne lii nga teg mu jëriñ ay ndaw bay jët ay bay jik ay bay defar ay sëtaatam. amiin wax dëgg yàlla parce que àdduna moom lii la rek. da ngay nekk ci yàlla dara ba yàlla dimbali la. nga teg dara pour sa ginnaaw. donc te loolu tax moo waral tey ñun ñëpp ñu ñëw. boole sunu xel sunu xalaat sunu doole. sunu lépp gunge ko accompagner ko ci carrière am ba pare accompagner xale yi nga xam ne ñu ngi war a ñëw ci ginnaaw. Balla Diouf biir Jàmbaar Wrestling Academy comme ni nga ko waxee da nga ñëw pour accompagner sa xarit ak sa rakk sa frère mais tey fi nga xamante ni tey foofu nga ñëwee pour jàppale ki nga xamante ni mooy Papa Sow ak fi nga ñëwee biir Parcelles jàngat googu wala li nga fi fekk tey la nga si mën a exprimer. waaw man Parcelles la sama lépp démarré. Parcelles. parce que amoon nga fi ay adversaires bëri nga fekk ay doomu Parcelles et tout ça tey bu ñu demaatee ba gisaat Balla ñëwaat biir Parcelles. waaw mais xam nga loolu c'est facile à expliquer. période yi ñuy bëree at waa Parcelles période yooyu ñi ngi écurie Fass. te période boobu écurie Fass dañu doon bëree ak Parcelles. ma jox la exemple Papa Sow bëri na at Modou Lo. waaw ñoo bokk benn quartier. man Médina laa dëkkoon sax mënoon na bañ a kii. parce que ba may bëree ak waa Parcelles maa ngi Médina. nekk ma woon Parcelles. ba ma ñëwaatee Parcelles nag. ba boobu jóge naa Parcelles ba dem Médina. mais boobu coalition bi ak déggoo bi ak communication bi. amul woon parce que ku nekk boobu da nga nekkoon sa rukk di bay sa waar. boobu Ouza moo fi nekkoon. lépp fii la woon 19. Ouza moo fi nekkoon. tey mun naa wax ni Parcelles képp ku takk ngemb sax. di bëre yàlla di la wërsëgal da nga war a ne jaajëf Ouza. parce que tey moo xàll yoon bi. fii ci Parcelles. moo xàll yoon bi. ni Mbaye Gueye xàllee fee ci Parcelles Fass. keneen xàll ko feneen. Ouza lépp luy Parcelles tey. moo xaal la yoon bi tey ba tax na tey bu lii amee te man mii di wax ak yow. Ouza moo tax ma am carrière moo ma fekk ma nekk Médina nekk ku lëj nepp nawetaani di xeex rek mu ñëw wax ak sama yaay jëlee ma Médina par force indi ma Parcelles ma ak moom ñuy fanaan benn lal dëkk ci benn néeg mu may xëy di ma yóbbu diine di tas sama yaram su ma ñëwee mu yóbbu ma saal bëgguma woon ay weñ muy xuloog man Ouza da doon xuloog man ci entraînement donc tey su ma demee ba bàyyi bëre toog fii dama koy sant di ko gërëm. tey nag bu fekkee ni kenn ci njabootam. moo ma soxla man day Balla Diouf. ma xalaat la nga xam ne moom la ma Ouza defaloon. ba tax ñu ne am carrière ba tax tey ñu naan Balla Diouf. mais dinaa ko defal njabootam dinaa ko fay njabootam. surtout fay ko papa mi nga xam ne tey. pratiquement maag moom ñoo xawoon bokk carrière. samay adversaire ay adversaire am la ñu woon ay adversaire am samay adversaire la ñu woon. mu nekk mbër bu mu mës a respecté. nekk ku ñu mës a jox cër. musuma ko Papa Sow musuma dépassé. musuma wax lu ma metti musuma dégg sax ñu ne Papa Sow Balla lii wala lii musuñu am problème. donc tey kooku bu demee ba soxla fii. tey mu xam ni kat xam sama capacité. parce que sa waay gis nañ ne nee ngi yombul de. yombul te Papa Sow dafa nangul nit. ndeysaan li mu moom. dafa moom li mu am. da ko gëm nangu ko mais lu nit am da koy nangul. loolu moo jafe ci jamono ji. te kontaan trop ci ñëw Jàmbaar Wrestling Academy parce que suma kër laa ñëw. du ma fi étranger. parce que ñi fi nekk ñëpp ñoo màggandoo fii. xamante nañu. donc tey lii Papa Sow taxaw at Père Ba. ñun ñëpp
dañ ci war a gis suñu bopp te ñu ngi ciy gis suñu bopp weesuwul mooy ñun ñëpp daje nekk benn fexe parcelle jóg ci kaw fexe écurie bi jóg fexe xale yi fi nekk tey nga xam ne ñoom moo ñii ñoom papa seen génération tey bu ñu demee xale yi fiy ñëw fekk ñoom ñu yor li nga xam ne seen mag ñi fi jógee loolu lañ yoroon ba dugg ak ñoom ci làmb bu ko defee ay yeneen roi des arènes yeneen champion olympique champion lutte gréco-romaine yooyu yëpp bëgg nañ ko tey ba tax na ku xool MMA xam ne MMA day doxi ci kanam tey booy ku yor écurie wala école de lutte booy préparer say athlète wala war nga leen préparer ñu nekk ay ñu polyvalent ñi nga xam ne dañuy laal lépp ëllëg moo tax parce que nit di nga dem ba ci carrière am yenn ouverture yoo xam ne bu fekkee ni sa préparation carrière boole woo ci lu bëri da ngay am limite da ngay am fooy yem donc te sportif warul am limite da nga war a polyvalent sportif warul am limite da nga war a polyvalent yaakaar naa loolee tamit ay kàddu yu nga xamante ne am na solo la pour ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk si suuf war a jëm ci kaw waaye ñu ñëwaat tuuti ci lamb léegi parce que lamb léegi waaw xel yu bëri mi ngi si commencé tey lan moo waral loolu waaw lamb dafa doy waar lamb dafa doy waar te le problème en est que sama xalaat bu gàtt laay wax problème mu làmb yëpp ministre Mataba mun na ko régler ci demi journée engagement bi ci war parce que làmb tamit buñ ko joxoon fulla ba ca war jox ko fayda ba ca war jox ko gëdd ba ca war duñu toog di bàyyi ay problème di perpétuer boobu ba léegi ministre bi toog fi mu toog ne day xaar làmb ñoom ñu régler seen bopp déedéet ba football amee problème ministre bi dafa jóg dem régler ko dox ko dugg ci club bi dugg ci fédération bi dugg fépp woo ñi mu war a woo réunion ñëpp ut ay solution ñu teg mu régler football bi yeneen discipline yi noonu la ko def mais pourtant làmb ji nii mu toog nii di ko seetaan kon na ngeen gis ni dañ leen seetaan carrément ci làmb non pas seetaan mais c'est juste que bañ a def ay acte da cee am parce que tey ku waxante dëgg Sénégal ñëpp àdduna ñëpp monde sportif yëpp nangu nañ ni Alioune Sarr dafa war a céder même bu fekkee ni liggéey na làmb liggéey bu mucc ayib même bu fekkee ni am na lu fi def du dëgg dañ ko war a honorer sàggal ko tëggal ko ay jujuñ jox ko ay médailles ñaanal ko wax dëgg yàlla ba pare def ko président d'honneur mu nekk fi di suivre làmb parce que li mu xam ci làmb at li mu xam ci làmb ji ñu bëri xamuñu ko sargal ko jox ko li mu ne ko kat père wax dëgg yàlla gunge bu yàggee soof ut ay jeunes yu dynamique ñoo xam dañ ñëw ay développeur pas ñu ut koo xam day ñëw rek maa diriger làmb ji ut ay jeunes yu dynamique yoo xam ne dañoo jàng sport xam sport ba pare bëgg seen sport national parce que quoi qu'on puisse dire làmb la ñu am lu ñu mën a tiitaroo partout dans le monde tey boo xoolee football basket yeneen sport yeneen discipline yi Europe discipline boo ci dem da nga ciy teg làmb rek ngay gis fii ci Sénégal nga carrière 20 ans 25 ans 30 ans pare 1 an après feebar ñu lay ketal non 1 an après nga feebar ñu lay ketal di la yalwaanal te nga bégal ay millions doomu aadama bégal ay sénégalais ba télé yi teddaloo ci ay nit télé yi di jël say image di ko wane fu nekk journaux yi di wane say image fu nekk amoo benn retombée ci li nga xam ne say image ñu ngi koy utiliser fii ci réew mi am cadré wuñ teguñu benn structure boo xam ne protégé na mbër yi protégé na image yu mbër wala protégé na làmb dañ bàyyi làmb rek laisser aller ñu ne non promoteur mooy tëgg làmb mooy promoteur privé la léegi bu promoteur tëggul làmb kan mooy bëre kan mooy tëgg làmb comme bu fekkee ne promoteur privé la considéré wuñu ko si dara duñ ko subventionné duñ ko épaulé pour mu am ay sponsor mën a di tëgg làmb comme privé la dañ ko jàppee privé mais léegi ñun ñi nga xam ne mooy CNG kon dafa war di tëgg làmb waaw di tëgg làmb bu promoteur tëggul ñoom ñuy tëgg làmb parce que ñoom dañ leen fi teg pour ñuy tëgg làmb mais duñ tëgg làmb CNG chaque saison bu ubbee par rapport ak li ñuy am ci licence li ñuy am ci frais d'organisation ak carte promoteur yi war nañ ci mën a tëgg sax benn wala ñaari événement drapeau chef de l'État mais drapeau chef de l'État dañ leen di subventionné état moo leen di subventionné championnat d'Afrique loolu FILA moo koy financé donc xaalis bi CNG di budget xaalis bi CNG di budget fan lañ koy dugal au fait xaalisu assurance yi fan lañ koy dugal ban assurance mooy assuré mbër yi
yow xamoo ban assurance mooy assurer mbër yi ci yenn condition lay assurer mbër yi ci préparation la wala avant combat pendant wala après combat doo xam ci yenn modalité ak ci yenn contexte nga lañ lay assurer du dëgg yooyu yëpp dañ ko war a leeral nit ñi xam ko ménagères yi jàng ko di ko jàngal mbër yi te CNG dañu war di chaque 3 mois wala chaque 6 mois wala benn yoon ci at bi ñu choyé ne wër écurie yëpp jàngal leen règlement yi def ak ñoom ay stage wax leen li CNG nangook luñ nanguwul yooyu dañ ko war di def bu ñu bëggee rek transparence am mais duñ toog ci benn ruq rek ku erreur ñu dóor la ku erreur ñu dóor la duñ la avertir dañ lay dóor kon bu ma déggee loolu tey même bu fi CNG jugee tey war nañ mën a am audit ci ñoom mais même bu fekkee ni audit amul mais ñi fiy nekk ñu tegal leen ay garde-fou ba nga xam ne laisser aller dootul am lépp day tegu ci yoon parce que lépp day professionnel parce que boo xoolee fédération yeeg club yi mais professionnalisme bi ñu nekkee du ñu am ak benn problème benn sportif parce que lépp dafa leer ci bopp sportif bi mais bu tax làmb dara du leer li tax problème mu làmb yëpp mooy dara du leer bu lépp leeroon rek nit ñi noppalu mais dara du leer duñu leeral dara loolu rek ay problème mu làmb yaakaar naa loolu tamit nekk na coow loo xamante ne nit ñi ñu ngi koy coow ci làmb parce que xëy na yaatal bi ci waroon a am moo ci amul parce que dañ ko jël yamale ko ci benn point te li garaaw mooy dama koy soulever sax tey dafa dem ba léegi làmb ji dafa nekk problème mu ethnique CNG boo nekkul séeréer doo fa dugg dama lu leer laa lay wax limal ma ñi nekk see arbitre boo nekkul séeréer doo ci dugg Alioune Sarr mooy tànn ñi ko neex te ay ethnie rek lay tànn ay ethnieem rek lay tànn muy séeréer di leen dugal CNG bi te pourtant mbër yi dañoo tukulóor yee ngi fi séeréer yee ngi fi joolaa yee ngi fi ñëpp a ngi fi. est-ce que delloo ko ci base làmb ni séeréer ko moom. même bu làmb bu ko séeréer moomee mais administration séeréer moomu ko. administration c'est l'administration. c'est des compétences. c'est des mérites. pas diw moo ma neex rek mais tey xoolal champion yi fi bàyyi bëre yëpp nanguwuñu kenn dugg CNG bi wala ku fa ñëw ñu xatal la benn Manga lañ reconnaître ni mooy roi des arènes Manga ban at la bàyyi bëre professeur Raymond Diouf entraîneur équipe nationale ñeneen ak ñeneen ñëpp benn ethnie ñëpp ñoo bokk fu ñu jógee ñoom rek la seen biir loolu mooy problème bi dañu waroon yaatal jël champion yi nga xam ne CNG dafa war di dem sax bay recruter mbër yi nga xam ne tey ñi ngi ci ay fin de carrière ñu leen defal di leen yóbbu defal séminaire di leen defal ay formation ñuy bokk ci organisation CNG wala sécurité bi wala leneen ak leneen wala arbitre mais yow da ngay làmb rek laa gis dañ lay sucé ba nga jeex ba sa carrière jeex ñu baga la dootoo wax dootoo def dara kenn dootu la dégg kenn dootu la gis te ñi wër làmb léegi sunu papa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ndeysaan doxal làmb di ko taaral les communicateurs traditionnels dama yàlla baal mais mbër bu bees rek lañ soxla mbër bu bees rek tey boo fi defee 5 ans ci làmb ji faaleetuñ la mbër bu ñi ngi xoole mbër bu bees buñ jël teg ko sa kaw loolu moo waral gars yi di brûler les étapes tey la rey champion yi duñu conserver champion yi fi nekk defaraat xale yi déedéet dañuy rey champion yi jël xale yi teg ci kaw loolu mooy waral làmb à chaque fois muy am genre problème yi rupture yu mel nii. dañoo jaaralewul mbir mi ci yoon. dara teguwul ci yoon. dara teguwul ci yoon. tous. te lu teguwul ci yoon moom du neex a defar. du jaar yoon. kon yaakaar naa ne problème boobu problème mu làmb la muy mbër mi muy promoteur bi muy communicateur yi ñun ñoo war a mën a toog defaraat làmb parce que dañoo am produit bu riche boo xamante ne àddunaa ko soxla. làmb fépp lay méttee fépp. tey dañu dugg ci kaawu CNG rek. bu ñu jëlee CNG teg na le làmb fépp am problème fépp am problème fépp te ñëpp la concerné waxuma sax monde làmb mais képp kuy sénégalais nga xam ne ñun amuñu lu dul suñu sport national tey bëre dóor amul fenn ci àdduna bi fudul ci Sénégal amul àdduna bi wëral àdduna bi yëpp doo gis fenn fu ñuy defee bëre dóor fudul Sénégal ñun ñu ne mooy suñu cosaan mais yow foo yoree sa cosaan football cosaanu kan la gis nga niñ ko taaralee ba mu leen mënal defal amal ay milliards. 7e division sax lay teg moom laa lay wax basket c'est les américains xoolal tey fu leen basket yóbbu ñun làmb mën nañu yóbbu fu ne bu ko suñu état yi ak suñu njiit yi ak suñu sociétés yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal tey buñ ñëw ñëpp jàppoon développé suñu taaral suñu sport national ba fépp ci àdduna bi ñu xam ne kat Sénégal làmb ko moom te nañu waxante dëgg làmb moo am ñetti ministre te benn bi rek ay fonctionné
ñëwal. làmb ministre des sports ci làmb la bokk Matar Ba mi ngi góorgóorlu nag. mi ngi góorgóorlu de. wax dëgg yàlla mi ngi góorgóorlu. mais mënul matale lépp. ministre de la culture. tey loolu la ñu waroon ministre de la culture tey làmb la waroon jël def ko priorité. mu nekk numéro 1 ci culture. woy moomuñu ko. musique moomuñu ko. ñun uude lañu ëw lañu moom artisanat at làmb. yooyu la ñu war a développer ñoo gën a dee ci Sénégal. ministre du tourisme. ñun dañuy liggéey ak ay tubaab. tubaab bu jógee ci àdduna bi boo ñëwee di nga xool ñoom léegi sax dañuy dem ba seen dati voyage. dañ koy caler par rapport ak ay affiche yu làmb. saison ak pour saison bi. pour saison bi. man maa ko gis ay tubaab yoo xam ne dañuy caler seen i voyage par rapport ak saison wu làmb. ñaata combat lañ ci mën a seetaan balaa ñu ñëw est-ce que dinañ am chance su assister ci benn combat benn affiche. loolu tourisme. dimanche mos na am wala samedi làmb am gisoo fa ay tubaab. ci kaw loolu noonu sax dama ciy profité nuyu ci sama grand As Ndiaye mu nekk ba Hollande ñoom it noonu la ñu bëggee làmb. damay nekk stade di def sama direct mais dafa naan ma El Hadj Hollande yi dañuy toog di ko bëggee. seen xol di ci sedd ñi ciy kontaan. Canada Dubaï. États-Unis Italie. France Brésil Argentine sénégalais yi ñu ngi fépp. formé ay groupe WhatsApp di waxtaane làmb. mais est-ce que nekkul ñàkk fonk suñu làmb ji tey demul ba pousser tubaab bi ñu jéem a créer MMA pour jéem a laal nangu suñu yëf. mais li leen fi indi xam nañ ko parce que xam nañ ni làmb ji amul lu ko ëpp doole Sénégal te sport de combat la te fonkuñu ko ñoom dañuy dem defari defariwaat MMA bi recruter suñu mbër yi ñu gën a soxla di xoolal assurer leen. parce que boo xoolee loolu Balla mi ngi commencé rey mbëru Sénégal booy ku ci tukki doo ñibbiwaat. mais parce que ñun ñoo ñàkkal fayda suñu sport national. ñun ñoo fulalul suñu sport national. ñun ñoo ko taaralul. ñun ñoo ko joxul gëdd ba pare respecté wuñu mbëri. ñi nga xam ne c'est les acteurs principaux ñoo ci gën a néew doole. sa waay làmb nekkal champion bu mag ñëw jëndoo billet doo dugg stade yoral sa micro yow. sol sa xaftaan bu rëy yor sa caméra boo ñëw ñu ubbil la nga jàll. kon yow yaa gën a valable mbër ci biir làmb et c'est dommage c'est très dommage xoolal làmb da ngay gis champion yu mag yàgg bégal Sénégal ñun mbëri sax ñooñu nekk suñu référence ñu ñëw làmb jeunes yi di leen bëmax gars yi di leen bëmax promoteur duñu leen sax xool parce que bëreetuñu xewatuñu. benn mag mës na ma ne fel lañ tàmbalee rey làmb mooy ca mbapat bañ reyee mbapat la làmb commencé dee. mais dëgg la. parce que loo gis dafa am base u làmb. xale yi léegi bëreetuñu mbapat. xoolal làmb lu tax mu neexoon bu njëkk mbëri daa toj mbapat ñoo daa dajawaat làmb mbëri daa xamante fee làmb ji da daa neex mais mbëri léegi duñu xamante xamuñu mbapat ñuy bëri mbëri léegi boo ko nee mbapat sax léegi da ngay nekk mbër rek commencé entraîner amoo combat sax champion nga sa koñ ñu lay woowee champion ngay njaab dëngal loos xam nga c'est que làmb du loolu làmb passion la làmb da ngay bëgg di toj ay dëkk tey parcelle laa dëkk tey géejawaay dama ko war a toj mbapat boo amee géejawaay dama fa war a dem ba waa géejawaay ràññee la commencé nag foofu di nga bëri adversaire après boo demee Pikine loo fa def waa Pikine tamit nañ la bàyyi xel di nga fa bëri adversaire tey mooy war a nga toog sa ko ñu naan waaye diw dëkk na diw parce que dafa ñëw sama quartier dafa def lii dafa daan sama lii mais loolu mooy làmb mais léegi mbër affaire noble la mbër léegi doo comprendre xam nga ñu ñaanaat yàlla sunu rakk yi ñu delloo ci waat mbapat di ko tëgg mbapat parce que mbapat amatul ndeysaan ay mbapatu Boy Bambara mbapatu Air Liquide mbapatu Fass Parcelles Birahim Ndiaye Air Liquide mbapatu Forman mbapatu Ouza 19 mbapatu Bargny yooyu yëpp dañ ko doon wàll ji ay événement la woon mais yooyu yëpp doo ko dégg léegi. wàll yaan fa la jóge. wàll yaane ndeysaan moo daal sama wëyu mbapat. dëgg la kuy wàll yaan dangay daan baa ñu daan la ndeysaan. bu ko musaa na way rek nga su ma ko musaa dégg mbapat sama waa ji su ma daanoo sax du ma kontaan. ndax moo daan sama wëy at beneen bi nga xam ne nag ndeysaan ndem si yàlla si ndongoloo mënoon na ko lool at dur sek ku bañ gàcce da ngay moyo tooñ ale mbayo xaadim mbayo yaay borom lambaay ñaar yooyu moom ba ma ko mosaa dégg si mbapat ba dongali
takk ngembale aj ko bàyyi curu cara ji car gi génn ma dongale beneen affaire la. loolu amatul waay. ndeysaan yaakaar naa loolu tey li ñuy wax rek ci carrière am lépp ci carrière am la bokkoon tey bu ñu toogee ak mbër dinañ waxtaan ak moom ci li nga xamante ne weesu na ko waxtaan ak moom ci li nga xamante ne ñëw na ak li nga xamante ne ñëwagul kon bu ñu paree ci li nga xamante ne yaakaar naa mooy les détails yi nga xamante ne waxtaanee nañ ko ci làmb ci cadre de CNG waxtaanee nañ ko ci li nga xamante ne mooy defaraat làmb jëmale làmb fi nga xamante ne tey moo ci kanam ba ñu ñëwaat ak Balla tuuti ci li nga xamante ni mooy projet yi laata ñuy tàggatoo. waaw projet yi moom tant que ñu ngi dund ñu ngi am ay projet waaw parce que Sénégal nekk na dëkk boo xam ne métti goo xam ne boo dul réfléchir di xalaat lu la ci génnee rek doo ci génn ci ñaanaatu ngay mujjee wala di taxawaalu fu nekk donc te ñun weesu nañ loolu dañu bokk ci jeunes sénégalais yi nga xam ne xalaatuñu génn fenn suñu réew dem fenn di wuti dara man dama bokk ci jeunes sénégalais yi nga xam ne toog sama réew parce que gis naa ñiy dem ñëpp ma ne bu jeunes yëpp demee kuy defar suñu dëkk dem neex na trop dem tekki ñëw teral neex na trop mais toog defar sa dëkk dara dàq ko toog accompagner les jeunes ci passion bi ngay dund parce que passion bi ma am Sénégal rek la am naa opportunité yu bëri pour tukki am naa xarit yu bëri yu may sonal pour ma tukki pour lan liggéeyi boîte garde grande surface dëgg la di nga am teraanga mais toog defar suñu dëkk defar suñu jeune dëkk bokk na ci samay ambition bokk na ci samay projet gëm sama réew tamit gëm ni man lépp lu ma mën a am lépp lu nit di am bitim réew wala di ko am àll mën naa ko am sama réew toog di ko liggéey di ko enjoy di ko xalaat nekk ci voilà. ba keroog yàlla di wax waaw. keroog yàlla di wax waaw. amul leneen. jaajëf mbokk yi yaakaar naa ne loolee tamit lu am solo la dénkaane la loo xamante ne xëy na dañ ko lu ñu war a yaatal ci bopp jeunesse bi yëpp la parce que bu ñu defee ci bopp jeunesse bi dañoo war a génn rek dem suñu réew mi kenn duñu ko defaral te waaw dañuy tardé comme ñëpp daal yaakaar naa loolu tamit du xalaat. mais boo ko gisee mooy li ñu dal nii rek moo ñuy dal mooy suñu économie dëkk amul suñu benn jeune bu ko téye Guinée yi ñoo ko téye sama mbokk Guinée yi kiiwu ma nag xarabu ma mais c'est juste que ay exemple yu may joxe la tey suñu mbokk Guinée yi boo xoolee ñoo nekk ci marché bi ñoo nekk ci boutique yi ñoo nekk ci table yi ñoo yor café yi ñoo yor mburu yi ñoo yor lépp te ñoom bu ñuy ñëw jeunes sénégalais yi seen angalu buntu kër la ñuy toog di ataaya bu ñuy ñëw da nga leen di gis ñu yor benn table guro wala palaatu guro quelque temps ñu yor pousse-poussu café quelque temps ñu yor boutique quelque temps ñu yor grossiste mais ñoom noonu ñuy évoluer di ko takkalee noonu ñun suñu jeune dëkk dañ leen inculqué wul ci loolu ñun pour ñun l'argent facile pour ñun war nga mën a tekki te doo sonn pour ñun tout ça politique bi moo ñu ko teg parce que bu ñu gisee koo xam ne da nga nekk ci quartier galère xëy dugg ci politique yor ay milliards c'est que yooyu noonu tamit wala ñu xëy gis koo xam ne yorul dara xëy yor ay milliards te daj ci benn coono jàng ko liggéeyu ko donc yooyu moo sonal suñu jeunes yi te wax suñu jeune Sénégal gi nañu conscient nañu xam ne liggéey rek mooy fay te da ngay dem quartier yu bëri dégg ñu naan waaye Guinée dañ soxor wala Fouta dañ soxor nee naa soxoruñu dañuy liggéey te boo caaxaanuñu kon ñun nañ jóg ñu liggéey bàyyi caaxaan bàyyi foo ñu liggéey gérer suñu dëkk toog suñu dëkk liggéey suñu dëkk ba ku ñëw suñu dëkk mën ñu naw même ñi fi nekkoon sax bu ñu demee bitim réew bu ñu ñëwee fekk la fii bu ñu yoree euro nga mën leen wecc CFA man loolu mooy sama philosophie. Sénégalais noble la fu mu dem ñu bëgg ko. mais noblesse boobu moo nekk si ñun sunu maam yee ko fi liggéey ñaan ko fi sunu papa yi tamit ñu yar leen yar yoo xam ne sunu maam yi tey xëy na ñun nouvelle génération bi ñoo mënul yar sunu doom yi comme ni ñu leen daa yoree bu njëkk mais yàlla def na si sénégalais mu day juddu rek am xel te lu jafee ngi noonu juddu rek yeew loolu yàlla daf ñu ko may te ndeysaan exploité wuñu ko dañ ko exploité dans des autres sens yi nga xam ne du ñu amal njëriñ voilà du ñu amal njëriñ mais yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yee fëgg boppu xale yi fëgg boppu jeunes yi ñu xam ni toog suñu dëkk liggéey ko dafa jot ba pare xam nga bu ñu bañ dara quoi bu ñu bañ jaay café Touba bu ñu bañ jaay pousse-pousse bu ñu bañ banaana bu ñu bañ dara parce que liggéey ñu bàyyi suñu dëkk yëpp am na ñeneen ñu koy def di ci tekki kon nañ xoolaat affaire yi quoi. nañu xoolaat affaire yi yaakaar naa loolee message bi am solo la ba taxit nit lépp lu la mën a teral rek terlu ci te yaakaar ne mën na la lu ne ba taxit damay nuyu sama grand frère Mapsa Sara maa ngi lay ziar bu baax a baax grand frère. xarit sama doomu ndey sa xarit sa doom Mapsa. taay nee naa ko damaa bëgg a ñëw Sall xam naa daf may daax mais moom liñ la waxoon rek la ma wax mënoo am yaram.
non Mabsa. la Père Mbaye Gueye waxoon rek la ma Mabsa di wax mënoo am yaram. Mabsa bu ko xoolee ci boppam rek di nga xam na ni du nga am yaram. waaw wax nga xam naa si dara jamonoy grand pigeon yi ci kaw ah. jamonoy pigeon ya. ci kaw yooyu fàtte guñ ko. waaw jamonoy méridien. kon grand ba ma ñëw. chéri Adji Fama maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm lan la Balla di tàggatoo ak ñi nga xamante ne moo di mbokki internet yu Sénégal Buzz 221. waaw di nuyu mbokk internet yëpp nag surtout ñi nga xam ne ñooy commentaire ci internet bi vraiment ñu xam ni nit kuy wax xalaatam lay wax nit kuy wax lu baax la bëgg a wax ñu bàyyi bu nit yi nga xam ne xamuñu leen xamoo leen nit wax xalaatam parce que on est démocrate parce que àdduna ku nekk mën nga wax sa xalaat ñu nangul la sa xalaat teewul ku nekk ak sa xalaat mais da ngay gis ci internet bi vraiment commentaire yoo xam ne wax dëgg yàlla yëpp nit ki la manque de respect nit ki la wax dëgg yàlla nit ku respecté sa bopp doo saaga nit ci loo xam ne da nga koy bind du la gis et je pense que nit ku nekk am nga droit wax lu la neex du fekkee nit ki lu mu wax neexu la mais quand même bind ko ci benn bind bu jaar yoon mais baa ngay moom nga wax ju ñaaw ji ci internet bi ñu cërale lépp bàyyi wax ju ñaaw ji nit mu nga wax sa xalaat te doo saaga nit doo ko dépassé wax dëgg yàlla te ki ngay saaga boo jàkkaarloog moom doo ko saaga waxuma sama bopp mais souvent damay gis nit ñu bëri def ay interview mais boo xoolee internet bi da ngay gis ay xeetu nit yoo xam ne wax dëgg yàlla doo bëgg sax di defati interview mais vraiment ñu xam ne àdduna lépp démocrate parce que lii nii ñuy def moo leen di yokk moo ñuy yokk mooy yokk sénégalais yi parce que information lañ ciy am nit ñi dinañ ci xam luñ ci xamul woon ci donc ñu rafetal commentaire yi di baaluwaat ak ñëpp di wax ni wax yombul man waaw yéen a wax lu naayes rek moom si tax a jóg at li nga xam ne tamit mooy defar sunu làmb ji mooy defar sunu jeunes yi ba ñu mën a gëm seen bopp donc ci yooyu laa nekk waaw gërëm ñoom soo qu'est-ce que soo crew bi gars yi yëpp mafia bi yëpp gërëm leen gërëm waa Jàmbaar Wrestling Academy di ñaanal sunu booy affaire yi mbas mi jóge fi ba ñu reprendre entraînement yi yàlla def ñu am ay ndam di gërëm Sénégal ñëpp di gërëm Sénégal yëpp noonu la ko defee mbokk yi ñu nit ñu ngi leen di gërëm di ñaan yàlla suñu borom defar réew mi jàmm te boole ñu li nga xamante ni moo di jàmm ji mbokk yi nu ñu leen koy waxee rek saa su ne dañuy génn di leen gindil ñenn ci nga xamante ne ñoo di ay champion ñenn ci ay ndaanaan fi nga xamante ni moo di Sénégal Buzz 221 baax a baax di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo di mbokk internet yi di nuyu sama chéri Jaja borom Wakam jàmmaye foo waaw ñu ngi leen di bégge bu baax kenn du ñoom di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah sama gars yi jërë ngeen jëf